mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewlu gi comme ni ñu koy faral di defee rek saa su nekk ñaari ay bés bu nekk ñu dikkaat ak yéen fii di leen présenter seen émission li ci diaspora bi. li ci diaspora bi nag comme ni ngeen ko xamee ma koy def ak suma naataango Baye Diouf bi nga xam ne moom moo jiite rajo defaral suñu bopp laata nag ñuy dugg ci ponk waxtaan gi tey damay bàyyi suma naataango Baye Diouf mu nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Diaspora Vision di ñu déglu it ci rajo defaral suñu bopp Baye ñoo ngi lay dalal. waaw Augustin maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñi ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan yëpp di leen ñaanal jàmm foog naa ne wax dëgg yàlla émission bi léegi gis nañ ne plus mu dem ci kanam rek nit ñaa ngi koy gën a sopp di ko suivre. kon nag lépp luñ ciy wax rek wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan mu nekk njëriñ. ponk bi ñuy dugg di des ba tey fii ci Italie mooy jafe-jafe yi nga xam ne am na ci Air Italie. mu mel ni suñu mbokk yi nag jënoon nañu ay billets yu bëri ci compagnie googu. waaw effectivement Air Italie di fàttaliwul rek ne compagnie italienne la privée boo xam ne avant mu ngi njëkkoon tudd Eurofly jóge ci Eurofly tudd Meridiana. après quelques années ñeenti at fanaa juróomi at ci ginnaaw mu tudd Air Italie di wax ne ute naag Alitalia. d'accord Alitalia moom mooy compagnie nationale. compagnie di bandiera lañ koy wax bandiera lañ koy wax. moom mooy le drapeau italien. su ma yeboo ne Alitalia parce que ñoom L yi lañ jël L italienne moo tax ñu naan Alitalia. Ali mooy les ailes. donc kooku mooy Alitalia moom it compagnie nationale la moom it ñëpp gis nañ ne presque ci fukki at yi ci ay jóg ko daanu la ne. Air Italie nag ñaari actionnaire ñaari privé ñoo ko fondé kenn ki tudd Ali Aga Khan mu nekk benn milliardaire asiatique bu nekk Inde fana bu bëri xaalis la. waaye moom dafa am benn compagnie foofu ci Sardaigne mu tudd Alisarda. Alisarda benn compagnie. moom moo ko moom. léegi ñoom ñoo moomoon 51% ci Air Italie bi. d'accord yeneen 49% yi compagnie Qatar ñu koy wax Qatari Airways ñoom ñoo dugalul 49%. d'accord donc vraiment ñu amoon ci yaakaar bu mag nag di jënd ay Boeing yu bees ba ginnaaw bi ñoom rek ñoo doon def ligne directe Dakar Malpensa Dakar Milan waaye yàlla def na crise compagnie yi surtout avion yi doon daanu. comme marque Boeing. Boeing waaw. problème yooyu te ñoom seen avion yëpp Boeing lañ jëndoon loolu moo tax peut-être lañ yaakaaroon xaw a wàññeeku. ba yàlla def na ñu am ci ay bor yi compagnie bi dem ba yore ay bor yi 200 millions euros muy xaalis bu bëri. ba léegi daal mënatuñ dem ba le 11 février nag Alisarda bu Aga Khan am 51%. ak Qatari Airways am 49% ñu def seen assemblée générale pour xool nan la compagnie bi mën continuer wala déet. ca waxtaan nee nañ Qatari Airways d'accord pare woon na sax moom dugalaat ci xaalis pour fay bor boobu mais Qatari Airways su ci dugalee xaalis day nekk majoritaire. dëgg la te su nekkee majoritaire compagnie bi dootul am licence du nekkati compagnie européenne te ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla Air Italie. exploitation yëpp ci Europe la. maanaam du amati agrément bi. du am agrément comme compagnie européenne. du am licence européenne. looloo la tax Qatari Airways nga xam ne compagnie bu bëri xaalis lañ looloo tax Qatari Airways mënul loon ci dugalaat xaalis te kon amul yeneen compagnie yu d'accordoon européenne yu d'accordoon pour jël ko Ryanair essayé na woon waaye ginnaaw bi dañoo reculer. waaye nag tamit seetlu nañu ne seen conseil d'administration bi xaalis bëri tam dañ ko doon pasare ci ay séminaire ay yu kenn xamul daal. waaw jusqu'à présent nag. amoon nañu yenn privilèges yoo xam ne mënoon nañu utiliser xaalis bi à leur fin tamit. loolu tam ci compagnie baaxul surtout en matière de gestion. tout à fait compagnie bi muy juddoo dafa juddoo xaalis bu bëri ñu li ñu recruter ci nit ci diggante Milan Cagliari. Olbia ak Rome presque 1500 personnes. la ñu am comme employé. léegi nag loolu xam naa ne ak projection yi ñu amoon jotuñ ko loolu moo indi difficulté yi. d'accord évidemment comme xaalis compagnie bu juddoo xaalis bu bëri xam nga moom abus da ci yomb. dëgg la waaw loolu tax mbir mi doxatul léegi nag le 11 février fii ci Milan lañ def seen assemblée générale ñoom daal ñu ne société bi nekk na faillite. yàlla def na 35000 personnes jëndoon nañ billet ba pare te voyagé wu. foofu nag moom nag problème bu rëy la. mu nekk nag problème bu mag. mu nekk problème bu mag concerne ñun en tant que communauté sénégalaise
en premier lieu ñun lañ ci concerné. information bi mu génnee le 11 ñu dugal ko donc ci wax ko ci rajo defaral suñu bopp fa naa ne ñooy ci ñi ko njëkk a yëgle lañ bokk ci communauté bi. parce que am na ñu nekk Dakar sax ñoo xam ne nee nañ ci ñun lañ ko yëgee wax dëgg yàlla ñu ci kontaan ci nouvelle boobu ni ñu ko jàllalee mu nag muy nekk nag problème yu mag fi mu nekk nii parce que nit ñu bëri dañuy cooy oo te ñun jaayuñ billet. 35 000 personnes yu jënd billet. ñoo jëndoon billet ba pare te voyagé gul le 11 février 35 000 personnes jëndoon nañu 35 000 personnes. problème la nag parce que nag 35 000 billets nga remboursé ko wala nga yóbbu ñëpp ci durée bu gàtt wax dëgg yàlla donc le 11 février lañ nommé liquidateurs yi ñi nga xam ne ñoo war tëj société bi. ñu ne may nañ nag fii ba le 25 képp ku jëndoon billet mën nga voyager problème bi nag mooy à partir du 25 benn avion bu Air Italie kenn dootu ko gis ci jaww ji. ñoom sax daanaka le 25 la ñu def seen assemblée générale. non def nañ assemblée générale. le 25 la ñuy tëj. affaire d' accord. waaw te amatuñ ñeneen ñoo xam ne candidat nañ pour reprendre. société bi d' accord mais le 25 février moom benn avion dootul daw bu maanaam ñoom ñu ngi assuré ba le 25 février mais à partir du 25 même sax nee nañ le 26 février le matin mais après le 26 février benn avion Air Italie dootul daw. waaw mais le 25 assemblée générale boobu dafa concerner surtout liggéeykat yi nga xam ne déjà ñoom nekk nañu. waaw loolu ci ay jafe-jafe des travailleurs des travailleurs général des travailleurs parce que muy syndicat yi fi nekk yëpp. exactement CGL ak yu mel noonu mooy seen ciislu yooyu yëpp muy si aspect ay seen catégorie professionnelle bi nekk ci mbirum avion yi. ñoom maa ngi jégalu ñoom it bëgg nañ parce que 1500 personnes wax dëgg yàlla nee nañ ñu ngi leen di commencé di leen yónnee email de licenciement. effectivement xool loolu xam nga saa yu faral di am licenciement collectif état bi da ci li ñuy wax amortisseurs les amortisseurs. dafa am lu mu ciy jàpp. waa état bi dafa am lu mu ciy jàpp ñu koy wax amortisseurs yi social bi état bi dafa am lu mu ciy jàpp pour xool nit ñi. coono yi nar a nekk mu oyofal ko donc assemblée générale boobu ngay wax le 25 travailleurs yi parce que assemblée le 25 mooy jour bi nga xam ne c'est vraiment définitif la liquidation de la société. pour société bi waaw ci lay définitif. dëgg waaw mais léegi nag lu ciy pexe pour ñi nga xam ne jëndoon nañ billet. waaw muy bonne question Augustin te ñoom génn def nañ sax communiqué parce que nee nañ képp koo xam ne lii donc comme encore une fois. dañ koy wax rek parce que ñun dañuy tas xibaar ne waaye nag nekkuñu ay opérateur économique sur affaire yi billet di wax ne ñoom nee nañ fii ba le 25 képp koo xam ne amoon nga billet aller ñoom compagnie bi dina la yóbbu wala dina gis compagnie beneen compagnie bu la yóbbu su dee ñuy dem Sénégal la képp koo xam ne sa retour après le 25 février dañ lay rembourser même ñi nga xam ne ñu ngi war a dem fii ak le 25 ku ci bëgg ñu rembourser la ñoom dinañ la rembourser. joxe nañ ay numéro de téléphone joxe nañ ak ay email yoo xam ne def naa ko ci suma Facebook pour que fale nit ñi di nekk pour ñu rembourser leen. donc képp koo xam ne après le 25 nga waroon ñib si wala nga waroon dem xamal ne mënatoo dem ak Air Italie. li nga mën a def mooy su doon jënd nga sa billet ba pare rek nga demander remboursement du nekk nag lu yomb. parce que waaw foofu laa doon jëm sax est-ce que procédure bi lu yomb la et puis niñ koy est-ce que niñ koy yaakaaree noonu lay demee exactement. waaw xam nga maanaam nga bind email def say référence billet nangam rek après ñu rembourser la. société bi ñu nekk liquidation. déjà direction ba na fa nekkoon day génn dañuy nommer ay liquidateurs. ñoo xam ne ñooy topp bor yeeg. boor yi compagnie bi yore nit ñi wala yi nga xam ne ñeneen yoral nañ ko compagnie bi ñoo koy topp pour fayeku te loolu liggéey bu mag la te du nekk liggéey bu gaaw kon nag di wax nit ñi rek ñi nga xam ne ñoom nee nañ à partir du 18 février dinañ génnewaat beneen communiqué moom Air Italie à partir du 18 février muy fanaa mardi wala mercredi dinañ génnee benn liste boo xam ne détails yëpp dinañ ci wax ni nit ñi di def mais nañu wóor rek du nekk lu gaaw. biñ ko waxee ñu ci bëri oo nañ ma mais comme je dis rek comme ñun nekkuñ jaayuñ billet te nekkuñ ci affaire yi aéroport transport aérien. li ma wax su mbokk yi rek mooy nañ dal nañ calme
parce que société bu nekk en faillite moom nekk na en faillite li war moo di ne dinañ leen delloo seen xaalis. mais nag buñ yaakaar ne rek rokkim la maanaam da ngay ñëw rek taxaw rek. ñu delloo waaw mais dinañ leen delloo seen xaalis d'accord mais tort bi nga xam ne teg nañ ko ci kaw voyageurs yi aussi est-ce que loolu tam dina ci am pàcc ci remboursement yi. dommage yi ñi nga xam ne créé nañ ko aussi. xam nga dans la loi mooy dans l'impossible nul n'est tenu. société bu ñu liquidé mënuñu wax ne waaw da nga comme mënuñu wax ne da nga ñuy delloo ba noppi fay ñu ay dédommage. donc côté bu daal wóoragul. quoi mais li war moo di ne delloo bi dina am kañ ak nan. loolu le 18 dina gën a leer su boobaa dinañ ko jàllale ci rajo defaral suñu bopp. mais man damay wax sax ne problème bi aussi ci suñ biir communauté bi la parce que maa ngi fàttaliku Air Italie relation ak suñ communauté bi wax dëgg yàlla musul nekk lu rafet. toujours day am ay jafe-jafe. waaw dafa yàgg jafe-jafe ba li ci bu ci mujj woon mooy. mois d'août bi may intervenir. bi ma demee aéroport ba ma demee aéroport intervenir fa. ñaareel ba mooy nañ xam ne. problématique boobu lan la woon retard la woon wala. waaw non ñoom 300 personnes ñoo doon voyager dem aéroport ñu ne leen avion bi annulé nañ ñibbi leen dinañ leen joxaat leen beneen avion. loolu yomb na moom. waaw xam nga loolu dafa yomb. loolu day wane traitement bi nga xam ne suñ relation ak Air Italie musuñ ko toppatoo bu baax. te dañoo seetaanoon Air Italie mu nekkoon situation de monopole parce que moo nekk seule compagnie bi nga xam ne moo doon def direct Dakar. ñoom situation monopole boobu daf leen mayoon service bi nga xam ne lañ waroon offrir le public sénégalais service bi nga xam ne lañ mënoon améliorer pour la communauté sénégalaise te dégg naa yi temps seen reer yi sax ci biir avion bi ay reer yu naqari la. donc situation de monopole boobu te taxawu bi nga xam ne ñun war nañ ko def ci suñu biir. muy wane benn problème boo xam ne moo am ci communauté bi mooy li problème yi nga xam ne ñoo ko bokk li may wax defaral suñuy bopp dama ciy oo nit ñi ba sonn mais duñu ànd mukk pour defar ko. maanaam jafe-jafe yi daal ñun suñu communauté yi daaw ci def ay ñaxtu. dootu ci def ay ñaxtu parce que ñëpp xam nañ ne soo doon dem jour vol su doon am Malpensa Dakar ci Air Italie soo fa demoon. fañ leen doon taf suñ mbokk yi ak jaxasoo bi ñu indi ci aéroport sax daf doon daw yaram. ba loolu rafetul. léegi nag. Problème bu mel nii crise du transport aérien en Italie mais aussi dans notre communauté am na ci famille yoo xam ne couple yaay papa ak ñaari doom ak ay rak jëndi lu mot 5000 euros ci billet xam nga loolu dafa laajoon benn comité de crise boo xam ne dañ ko war teg sur le champ mais ku ci nekk sooy dem individuellement Air Italie xam nañ ne yàgg nañ comporté woon non parce que ñii seen vol retard. ku ci nekk duñ def d'une manière globale. ku nekk daal day jéem a saafaral sa problème. waaw ci sa bopp yow en personne personnellement. exact dafa waroon ñu am benn communauté xalaatoon naa sax pour lancer ko mais dama hésité. def benn comité de crise ak de remboursement. mais parce que soo ci defee da nga ciy sonn boo xam ne mbokk yi dinañ la ci téléphone boo xam ne. wax dëgg yàlla. da ngay dem ba si yàgg yow sax doo ko tal doo talati sa bopp parce que loolu mooy problème bi mais nag li may ñaan rek moo di ne ñi nga xam ne ñoo jaay billets yi muy les billetteurs duñ ay agence mais on les appelle billetteurs ci suñ communauté bi. mooy individu yu am activité yooyu. dañoo waroon ñoom ñëpp dajaloo def benn comité out aussi des conseils ay avocats. sur le plan juridique des conseils juridiques yoo xam ne ñooy gaaw toppatoo leen parce que ci 35000 billets yooyu na la woon ne Sénégalais yi presque war nañ mën 1500 wala 2000. 2500 personnes soo ko multiplier par 500 euros yi rek tu vois là. c'est de l'argent te l'argent boobu argent communauté bi argent doomu Sénégalais yi. donc loolu ñun du ñuy faral di ko def su problème amee. ku ci nekk da ngay rocceeku pour régler sa problème. dëgg la encore une fois su ma yéene nekkoon na taxawal loolu mais wax dëgg yàlla xam na loolu su demoon naa mais dama hésité mais dama wax ne ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci mbirum billet ñoo war dajaloo même suñuy créer seen groupe WhatsApp créer def benn comité suñ soxlaa ay conseils juridiques ak yu mel noonu mën naa leen ci jàppal mais nag wax dëgg yàlla pour ma. sóoru ko man kenn day métti. mais yow personnellement sax amoo taxawaloon nga lu ñuy wax
nu mu ko mën a tuddee benn association boo xam ne nu mu ko mën a tuddee. de défense des consommateurs. ñun am nañ association de défense des consommateurs. parce que bi ma demee ni nga koy waxeeti intervenir nañ ci plusieurs fois ak défense consommateurs yi ci affaire yi muy affaire yi xale yi. xale yi suñ xale yi demoon Sénégal. suñ doom it mujjuñ dellu c'est à travers association boobu le commissaire bu aéroport recevoir am ba mayoon ñi possibilité yi ci amoon. ñaareelu affaire bi mooy bi nga xamee ne aussi le mois d'août le 2 août ñooñu ñu bëggoon delloo seen kër ne avion amul. ci loolu lañ nekk mais su ma yéene wax dëgg yàlla nekk na ci mais xam nga parfois tey su ma soroo loolu rek ak association consommateur bi surtout fii ak 2 mois tous les jours dinaa recevoir 100 appels su fekkoon dañoo am discipline boo xam ne. dañuy rassembler communauté bi wax procédure bi nga xam ne nit ñi moom la ñuy yónnee seen billet yónnee seen numéro compte bancaire pour ñu dox ko liggéey boobu tamit ku koy def wax dëgg yàlla il faut ñu fay la. dëgg la su jëlee conseil juridique ma ciy liggéey. te wax dëgg yàlla nekkatul bénévolat. nekkatul bénévolat nekkatul. c'est du temps sax c'est du temps parce que il faut que Air Italie yëg ne kat communauté sénégalaise bi. yëngal nañu di am nañ taxawaay. te yëngal nañ su boobaa dinañ leen delloo seen xaalis. dëgg la mais soo ci duggee rek suñ mbokk yi da ngay ñi sant fay. sa doom bàyyi dañuy bëgg tous les jours naan ana xaalis ba. yaakaar ne sax yow. rek la nga mën ba dugal sa poche. loolu kenn amu ci droit yoon wi nga xam ne moo def mooy ku ci nekk sa numéro compte la lay Air Italie mën rembourser. dëgg la waaw mais daal ñi nga xam ne li may wax daal moo di ne ñi nga xam ne ñooy jaay billet nekk ci communauté bi te ñu sakkan lool muy ba ci GP yi nañ organiser wu. def benn comité. comité boobu wax dëgg yàlla suñ soxlaa mën naa leen ci jàppal. waaye nag man ma sóoru yëpp diriger communauté boobu. te dërëm lekk ma ko ci wax dëgg yàlla day xaw a doy waar. dëgg la te yore suma liggéey bopp tamit war ko boole day xaw a doy waar. dëgg la jërëjëf Baye Diouf bu dul sax jafe-jafe yi nekk ci Air Italie comité boobu ngay sabab noonu. dina mën a sax saafara yeneen problématique. dans l'avenir parce qu'on ne sait jamais. on sait jamais parce que avec. Aussi bien notre syndicat que l'association des consommateurs mais xam nga yàgg naa di wax nit ñi ñëw leen jàpp ci liggéey bi mais par nit ñi nag dañuy bàyyi ba seen yaram tàng rek jour ñu am problème boo xam ne war na leen coûter plus de 2000 euros ñu taxaw la xam nga loolu yëf yi four bi si lañ koy waxee ci xam nga loolu tamit du mën nekkul mën a nekk. suñu habitude la sax ñun toujours des problèmes de dernière minute. ba dernière minute ñu engagé la te wax dëgg yàlla problème yi nar a am ci communauté bi. yi nar a ñëw te jóguñ ci bañ a xaar ba problème bi taxaw waaw su moyens yim laaj ñu boole ko teg ko ci pour job ko ay naxaate rek mooy am quoi moo di ne tous les jours ci syndicat bi léegi sax damay hésiter sax naan nit ñi kaay adhéré parce que da ngay gis ki nit koo xam ne day xaar ba am problème bu ngal ñëw naan la dama bëgg a adhéré wala mu adhéré tey sa suba sa yónnee la problème boo xam ne pour régler ko rek xaalis bu bëri lay laaj. c'est ça loolu day xaw a doy wax daal. jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jot a indi ci compagnie boobu di Air Italie. kon nag maa ngi lay gërëm Augustin di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan yëpp ba beneen yoon. Njoko Njal ni ñu koy waxee ci séeréer Baye Diouf di gërëm it mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan fii ci Italie ak ci bitim réew parce que ñu bëri dañuy seetaan fële ci réewum Sénégal. di leen jox dig daje beneen ayu bés ak yeneen thème di gërëm it Sophie Dior bi nga xam ne moo nekkoon ci régie technique bi tey di leen wax jaajëfate ba beneen.